de Lampita. De Lampita. Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian fi ñu koy tàmbalee nag muy marche bi nga xamante ni am na démb ci aljuma ji foofu ci place de la nation waaye Y'en a marre jiite woon ko ànd ceeg FRAPP France dégage bu Guy Marius Sagna muy marche boo xamante ni nag bañ ko ràññee dafa mel ni flop total la liñ ci doon xaar ci mobilisation lañ ci doon xaar gis ci ay nit gisuñu ko ca ndaxte boobu ba tey ñi ngi doon demander marche ajjuma ba le passé préfet autorisé wu ko woon ndaxte dafa doon ragal mu am trouble à l'ordre public mais biñ ko déposé waatee ci ajjuma bi préfet autorisé na leen ko ñi àndoon ci association des régies publicitaires àndoon ci syndicat yi nga xamante ni waa poste la àndoon ci congrès rassemblement démocratique ñoom ñëpp fekk si li woon leen ci manifestation boobu nee nañu dañuy marche lu tax ñuy marche benn sujet la ñu amoon nee na justice bi dafa jéng kan moo ko xamle muy waa Y'en a marre ginnaaw bi ñu jàppee benn naataango boo xamante ni mi ngi nekkoon foofu ci Y'en a marre muy kilifa Landing Mbissane Seck ñu jàppoon ko ci wàllu trafic de visa bi nga xamante ni dañ ko filmé woon à son insu Thierno Amadou Diallo filmé woon ko yoon tegoon ko loxo moom ak beneen naataangoom bi ñuy naan Simon Kouka ginnaaw loolu Simon yàlla bi dara teewul dogal mu am feebar boo xamante ni mayu ko mu toog foofu ci prison ba ay avocat am dugal liberté provisoire yoon may ko liberté provisoire boobu ba tey gis nañu kii di Thiat di membre Y'en a marre nekk ci plateau télévision yi di def intimidation di def forcing pour que ñu génnee kilifa daar ndaxte warul toog ci kaso bi lu waral loolu nag maanaam mooy parce que benn mouvement la ñu bokk muy mouvement Y'en a marre biñ koy tàmbali mooy comme ni ma leen ko waxee mouvement citoyen lañ ko tuddee woon mouvement la woo xamante ni dañ doon xeex lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu injustice dañ doon xeex lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu njuuj njaaj dañ doon xeex ci lépp loo xamante ni tegowul ak yoon ba taxoon fi 2011 biñ fi bëggee jëlee Ablaye Wade ñoom ñoo jëloon combat boobu mëne ko ba Ablaye Wade jóge fi président de la République Macky Sall remplacé ko mais ginnaaw loolu dañ leen gis seen mouvement citoyen boobu dafa mel ni dañ ko soppi ndaxte ñoom ci seen bopp ñu doon woote dëggu ñu doon woote jub ñu doon woote nouvel type de sénégalais NTS seen ay ñoñ la ñu jàpp ñoo xamante ni ñi ngi doon def affaire fraude di def affaire njuuj njaaj ndaxte kilifa ñi ngi ko jàppee affaire trafic de visa nag la doon def maanaam di encaisser ay millions ba pare dem di lijjanti ay visa dem na sax ba doon proposer clientam boobu pour ñu defal ko passeport diplomatique loo xamante ni souveraineté nationale la état du Sénégal moo ko mais mu ne ko faux lañ koy defal kan moo koy defal am na benn xarit sam boo xamante ni moo ko doon defal si wàllu juróom-benn million mu proposer ko ñeenti millions donc ci loolu lañ ko jàppee woon teg ko sous mandat de dépôt maanaam ñu yóbbu dossier bi instruction mais comme ki koy filmé woon di Thierno Amadou Diallo génn na mais nag nañu fàttali ko ni que Thierno Amadou Diallo du loolu moo ko dugaloon kaso ndaxte beneen dossier moo ko dugaloon kaso te ba ñuy génnee vidéo kilifa boobu Thierno Amadou Diallo juróomi fan moo ko desewoon mu génn ginnaaw vidéo boobu nag kilifa ci boppam moo porté waat plainte par rapport ak vidéo boobu loolu moo ko teewaatoon kaso ba tey moom mu génn am liberté provisoire mi ngi ci biti Simon aussi dafa am liberté provisoire mais amul liberté définitive ndaxte dafay faju yi boobu nag Thiat jóg na bu Y'en a marre taxaw di expliquer te bi ñu déggee kàddu Thierno Amadou Diallo ndekete Thiat ci boppam moom moo boole woon kilifa ak Simon kii di Thierno Amadou Diallo ndaxte Thiat ci boppam bi nekk Y'en a marre nekk ci plateau yi di woote marché pour ñu libérer kële moom ci boppam xamoon na ki mu doon boole kilifa kooku affaire faux la bëggoon pour ñu lijjantul ko visa donc yaakaar naa ni Thiat tey su dee day woote loolu waruñu ko ci woon fekk waruñu ko woon gis ci lu mel noonu ndaxte li muy woo Sénégalais yi ak tey lañ ko fekk dafa méngoowul donc mooy li may wax rek bi ñuy jóg mouvement citoyen moo leen jógloo woon mais jamono ji dootul mouvement citoyen ndaxte ñu ngi ci biir parti politique yi ñu ngi ci lépp sos boo tourné rek ñu nga ci biir Thiat comme ñankatang maanaam soo indee maafe mi ngi ci biir soo indee suppu kànja mi ngi ci biir li waral nag Thiat ti di def intimidation ndaxte Thierno Amadou Diallo xamal na ni que Thiat moom su ko déchargé wul woon jour boobu Thiat dañ koy téye xëy na nag Thiat ragal ñu téye ko xam na ni dugg na ci luubal wala ragal na xëy na Thierno Amadou Diallo filmé na ko am nañu vidéo boobu la ragal mu génn moo tax muy def intimidation di yuuxu ci kaw askan bi pour ñu libérer kilifa pour dossier bi ñu clore ko mais na jàpp ni que on est au Sénégal nul n'est au-dessus de la loi
comme ni ma leen ko waxee woon Sénégal la ñu nekk, nul n'est au-dessus de la loi. Amul nga nekk célébrité, amul nga am tur, amul nga nekk rappeur, amul nga nekk ministre, amul nga nekk député. Koo mënta nekk soo jalgatee yoon day dal sa kaw ndaxte nee naa leen prison yi ñi ngi fees del ay innocent ñoo xamante ne présomption d'innocence la ñu am ba tey jii pour lijjanti seen dossier ñu taxaw ci juge ba tey jii amaguñu ko. Donc tey suñu gisee caat jóg taxaw di intimider wu ngir kilifa te donte kilifa membre Y'en a marre la fauté na ñoom d'accord nañu kilifa fauté na te bi kilifa fauté ñoom ñoo génnee communiqué ñu ne bi vidéo bi génnee kat dañu suspendre lépp loo xamante ni jëm na activité kilifa ci wàllu Y'en a marre. Donc tey warul intimider la population. Tey marche bi mu doon def noonu lan la faj dem na démb vendredi def na marche am toog na comme ni ma leen ko waxee Y'en a marre bu njëkk ak Y'en a marre bu léegi dootul benn askan bi yeewu nañu xam nañu bu njëkk da ngeen leen doon nax da ngeen doon utiliser askan bi uniquement pour benn combat boo xamante ni à titre personnel la après profit yu ciy am gain yi ciy am yëpp yéen a ko doon jëfandikoo askan bi duñu ko gis tey gis nañu. bërki démb balaa ngeen di def marche bi ci alxames bi ngeen def benn live muy Thiat ak Guy Marius Sagna ñi ngi jóg di xeexal waa Huawei nee nañ waa Huawei ci Covid bi bu mu ñëwee benn entreprise chinois la ubbil nañ leen fi ñi ngi liggéey dañu dàq seen ay employés maanaam sans raison par cause parce que dañoo am Covid. D'accord dëgg la du yoon waruñu dàq ni rek parce que Covid am na dañu am Covid dañu la war a dàq nee nañu entreprise boobu ñi muy recruter amuñu indemnité amuñu contrat bu baax amuñu dara d'accord. ànd nañ cee génn mais lu tax ngeen toog ba ñu jàpp kilifa ba ngeen bëgg kilifa pour ñu génnee ko ngeen di utiliser communication boobu ci askan bi bu leen fàtte waa King Fahd Palace ay doomu sénégalais ñoo fi nekk si biiroon injustice bu mel noonu ci wàllu Covid 19 bi ñu koy yuuxu ci plateforme yëpp woo télévision yi woo média yi est-ce que benn jour Y'en a marre jóg na def point de presse ne ñun kat dañuy défendre suñu doomu sénégalais yi ndaxte li ñu leen teg injustice la musu leen ko def donc nañu waxante dëgg jamono ji da ngeen di xool foo xamante ne mi ngi métti ngeen bëgg ko utiliser pour tegal ko askan wi lenn nag lañ leen di xamal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nul n'est au-dessus de la loi ñoom dañoo fauté ba ñu fauté yoon moo leen teg loxo tey yoon nu mu leen tegee loxo ci ay vidéo d'accord am na ay députés yoo xamante ni jàpp nañ leen ci wàllu faux passeport diplomatique mais il faut respecter la constitution teggi nañu seen immunité parlementaire mais ça veut dire que ni ko Daouda Mine waxee bërki démb Sénégal 7 ça veut dire que amul benn loi bu définir que telle personne suñu teggee immunité parlementaire da nga ko war a convoquer dans 2 jours wala da nga ko war a convoquer dans 8 jours wala da nga ko war a convoquer dans 1 mois ou dans 20 jours donc loolu amul loi bu ko tëral donc juge mooy xool ci dossier naka la koy jëlee donc loolu dépendrul ci Massamba dépendrul ci Masdem mi ngi dépendre sur la constitution mi ngi dépendre ci loi loo xamante ni dañ ko voté teg ko loi boobu ngeen di naan tey gëmu leen ko ne ngeen justice bi dafa jeng mais justice bi xanaa tey la jeng mais bërki démb bi Simon feebaree ay avocat dugal liberté provisoire médecin bi confirmé ko médecin prison bi confirmé ko juge bi lan la daf ko accordé liberté provisoire ci saa si yéen a dem génnee ji ko xanaa boobu gis leen woon ni que justice bi dafa jeng justice bi su jengoon kon du ko jox liberté provisoire keroog bi Yewwi Askan Wi seen ay liste ñu rejeté ko ñu yóbbu ko cour d'appel bi ko cour d'appel validé yéen a jóg tàccu justice bi ngeen ne justice bi def na liggéeyam nam ko war a defee lu tax su leen arrangé justice bi def na liggéeyam lu tax su leen arrangé wul justice bi dafa jeng tey gëmu leen justice bi te suba su ngeen amee nit problème yéen a koy porter plainte yóbbu ko ci kanamu yoon tey su ngeen amee victoire gëm ngeen justice boobu mi ngi teg yoon parce que c'est à votre faveur il est temps qu'on se réfléchisse il est temps qu'on vous fasse savoir que sénégalais yi dootuñu ay dof tey nag mooy li ma waxoon préfet la dernière fois ma ne ko ngalawaay Y'en a marre bés bu ñu déposé te marche may leen autorisation ñi dem marché ji su leen neexee nañu marché lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche ñu xool kan moo koy yëg tey ñi am loo xamante ni ñi ngi ko war a defe ji ñi nga xamante ni dañu war a liggéey ji ñi nga xamante ni dañu war a fay location ñi nga xamante ni dañu war a joxe dépense ñi nga xamante ni ay njaboot ñi ngi seen ginnaaw dañu leen war a dundal ñooñu duñu topp mbedd tali Ndakaaru Njaay yor ay pancarte di taxaw di ay place de la nation yoo xamante ni jëruñu leen dara tey yaakaar naa ni intimidation boobu ngeen di woote justice bi dafa jeng du yéene jengal justice bi du yéene dul jengal justice bi la justice a été là au Sénégal depuis combien d'années justice bi ñoo fi nekk di régler problème bi tey képp ku fi am problème ci justice ngay dem à chaque fois que yéen si seen bopp ngeen am ay dossier justice jox leen dëgg ngeen tàcc justice bi tey yéen su ngeen defee seen juuxi njaaj ngeen def seen ay tooxi doona tey justice bi teg leen loxo ngeen bëgg a yuuxu teg ko ci kaw nit ñi ba pare di utiliser yeneen combat di ko teg askan wi d'accord waa poste am nañu seen ay problème ay syndicalistes lañu tey association des régies publicitaires ñu yor seen ay panneaux publicitaires tey Descos ñëw yàq ko
toj ko ne xaw ma dañu bëgg a dindi pollution atmosphérique bi ci corniche bi ñoom am nañ ci seen droit. donc tey marche boobu lan la jotee tey kilifa bi nga xamante ni moom la ñu jàpp mu doon def trafic de visa na leer nañ kilifa da doon def trafic de visa dañ ko ci jàpp ndaxte am na ay moromam fii lañ leen jàppoon ci uniquement ay simple dossier yoo xamante ni dañ ko gis ci ñoom ay simple passeport yoo xamante ni dañ ko fekk ci ñoom d'accord li ma leen wax keroog. amul kenn koo xamante ni yéene na kilifa tey fu mu tëdd fa man mii toog yàlla bi ma tiim xam na sama xol yéenewu ma ko mais àdduna soo ci nekkee di woote benn kàddu yàlla mi la tiim xam ne yow yaa ngi woote lii te nekkoo ci bés a ngi ci bés yi dina am bés mu daaneel la won weer la weer boobu nag du dara c'est juste pour t'avertir tey li may wax rek mooy képp koo xamante ni dugg nga ci lu baax su la ci fekkee da ngay assumer képp koo xamante ni dugg nga ci lu bon su la ci fekkee da ngay assumer taxaw dignement nit da ngay am dignité nit da ngay am ngor nit da ngay am reconnaissance ne man nii kat maa dugg ci lii nee naa la tey man su ma jógee ne damay dem sàcc di dajji ay magasin guddi naa xalaat di que mën nañ ma tiire balu fetal ma dee mën nañ ma jàpp caabi mën na ma féetee ginnaaw man tey su ma yëkkati woon drogue di ko jaay naa jàpp ni que tôt ou tard mën naa des ci kaso bi mbaa mën nañ ma rey man tey su ma jógoon jar sama scooter dem di agressé ji naa jàpp ni que tôt ou tard mën nañ ma jàpp ci mbedd bi dóor ma ba may bëgg a dee loolu nit ki da nga koy sóoraale kon tey soo demee ba nga xamante ni yaa ngi def benn njuuj njaaj yow yaa doon woote nouvel type de sénégalais yow yaa bokk ci benn mouvement citoyen nga ne Y'en a marre la ñun duñu parti politique askan bi la ñuy xeexal dëgg la ñu bëgg a teg kon yàlla su dogalee ba ñu fekk la ci lu dul dëgg yaakaar naa ne du caat boobu mooy taxaw di intimider la justice nee naa leen Y'en a marre benn mouvement la boo xamante ni on les respecte très bien Alioune Sané je le respecte très bien Fadel Barro je le respecte très bien tey Y'en a marre da ca nekk bari nañu trop mais tey y a des grandes gueules yoo xamante ni ñoom ngay gis ñooy occuper plateau télévision yi grandes gueules yooyu soo fuyetee ñoom ñëpp njuuj njaaj la ñuy def Thiat tey ragal na vidéo am yor nañ ko ndaxte moom ci boppam am na ku mu yóbbante ne man sama vidéo de bés bu génnee damay xaru ba pare rey site internet wala télévision bi ko teg loolu wax na ko donc nit koo xamante ne sa dara génnoogul yaa ngi artu nit ñi donc lan ngay ragal ak lan ngay tiit nee nañu ku njëlu di jooy yow yaa xam ku dee ku moom xar bi nga bàyyi bum bi yow yaa xam ku dee tey intimidation bi ngay def defoo ko pour kilifa peut-être da nga koy def pour sa bopp da nga koy def pour sàmm sa bopp ndaxte ragal nga tiit nga parce que Thierno Amadou Diallo sa xarit la yow yaa ko jël présenté ko Simon yow yaa ko jël présenté ko kii di kilifa te yow ba nga koy présenté kilifa présenté woo ko kilifa pour mu tëgg concert présenté woo ko kilifa pour mu produire ko album présenté woo ko kilifa pour mu produire ko dara da nga ko présenté woon kilifa pour mu defal ko faux visa ak faux passeport diplomatique kon caat li jig njaag yow yaay njaag ndaxte yow xamoon nga ni que carrément que kii lii la bëgg dafa mel ni tey ma gis nit koo xamante ni sàcc la bu ne ma Tange maa ngi dem sàcc ji su ma sàccee yow laa koy jaay yoon daf may tëj en tant que receleur tey suñ doon xool ci côté boobu receleur lañ lay téye mais Thierno Amadou Diallo moo la déchargé lu tax mu déchargé la parce que nee na xam na ne alalu àdduna jarul ko te nee na kilifa su reconnaître woon ni que tey moom da ko doon defal juum na lépp foofu lay yem mais kilifa su ñëwee bëgg a toog ak enquêteurs yi bëgg a indi beneen débat wala beneen discours bi nga xamante ni yab na askanu Sénégal jàpp nañ ko ci vidéo noppi waroon ko mu toog mu ne day def point de presse taxaw di génnee ay kayit naan damay jaay oto damay jaay nangam sangam vidéo génn jox la ñu jox la passeport jox la 5 millions nga jël sa téléphone woo ki ngay woo nga ne ko bu bële bi la bëgg nga wax ko carrément Sénégal yëpp di la dégg yaakaar naa ni foofu assumé donc moo ca des kon nag démb mu doonoon marché boo xamante ni def ngeen ko muy ajjuma yaakaar naa ni lancement la muy flow total li ngeen ci doon xaar ci doomu aadama gisu leen ko nit ñi amuñu seen jot nit ñi dañuy dem liggéeyi ji nit ñi dañuy doxi seen soxla leen na ngeen di def baare yoon yi baare tali yi ku feebar wala dem hôpital ngeen tardel ko koo xamante ni mi ngi am soxlam war ko dem lijjanti ngeen tardel ko te alors que li ngeen di xeex combat bi ngeen di xeex moom yoonam nekkuñ donc bàyyi leen xel ci loolu Y'en a marre mouvement bi ngeen amoon respect bi ngeen amoon ci sénégalais yi dafa wàññeeku tey sénégalais yu bëri gis nañu beneen bët lañ leen di xoole Y'en a marre bu 2011 ak Y'en a marre bu 2021 ça fait 2 xam nañ ni fukki at weesu na ci ginnaaw ci fukki at yooyu dafa am yu bëre yoo xamante ni daf ci feeñ muy ay luubal yoo xamante ni yu bëre feeñ na ci yéen kon ni ma ko waxee woon keroog Alioune Sané yéen a yor seen mouvement yéen a nekk ci kanam ay nit yu jub ngeen ay nit yu ñu respecté ngeen tey su ngeen amee ay pombiteer yu nëb yu nekk ci seen biir saako jéem leen ngeen seppi leen ngeen teg leen fële ngeen xool jan ngeen di délégué ñu dem ci plateau yi ndaxte tey au fur et à mesure ñoom ñuy dem ci plateau yi te alors que ñu ngi ci ay njuuj njaaj ñu ngi leen jàpp ci ay affaire toujours dañuy généraliser di naan mouvement Y'en a marre alors que y a d'autres citoyens yoo xamante ne tey ñu ngi ci biir mouvement Y'en a marre lenn moo leen ñor xeex dëgg lenn moo leen ñor xeex injustice te mosuñu leen fekk ci injustice mais ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci biir injustice pare nekk ci seen biir mouvement boobu tey ñu ngi tilimal seen mouvement boobu mooy li may wax rek pombiteer bu nëb
ci biir saako soo ko génnewul su yàggee ñoom ñëpp lay nëbal en tout cas muy marche boo xamante ni flop total la ñu gis foofu ci place de la nation bi nga xamante ni kii di Y'en a marre jiite woon nañ ko ak Guy Marius Sagna. de Lampita. de Lampita.